asalaamaaleykum mbokk internet SeneNews TV yu ñuy seetaan dal leen ak jàmm seen rubrique invité de la semaine tey nag wàllum jënd ak njaay la ñuy waxtaanee ñu siy ànd ak Ousmane Mbaye di directeur commerce intérieur fii ci Sénégal moom nag mu ngi jàngee ci daara ju mag ji di Cheikh Anta Diop ca faculté des lettres et sciences humaines mu fi doon suivre li nga xamante ni moo di géographie ci ginnaaw gi nag la admis école nationale d'administration ñu koy woowee ENA ci atub 2001 moom mii di Ousmane Mbaye mu ngi tàmbalee liggéey ministère du commerce ci atub 2004 ba avril 2013 ci lañ ko tabb directeur du commerce intérieur tey nag li ñu nar a waxtaanee mooy jafe-jafe yu ñu nemmeeku ci filière boulangère fii ci Sénégal ak grève ñaari fan yi nga xamante ni fédération nationale des boulangers amal nañu ko ci diggante àllarba alxames gi ñu wees Ousmane Mbaye maa ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoog mbokk internetu SeneNews yi ñuy seetaan. waaw maa ngi lay fay di rafetlu invitation bi ngeen ñu def ak opportunité bi ngeen ñu may ñu mën a waxtaan ak ñiy suivre SeneNews yëpp di rectifier tuuti rek ni Ousmane Mbaye la rek mais pas maître Ousmane Mbaye. d'accord donc Ousmane Mbaye gis nañu ne jamono yu nekk nii grave bu fekkee ndax résoudre nañ problème bi démb boulanger yi ñu ngi doon amal ab grève direction du commerce intérieur ban taxawaay la ci am. waaw direction commerce intérieur lépp loo xam ne nii dafa jëm ci askan wi daf koy soxal ñu ci liggéey ci njëlbéen fexe ba nit ñi fu ñu ko soxlaa rek mën ko gis ndax loolu dina tax ba xañ na accessibilité bi dina am te it dina bokk ci liy tax maanaam prix yi mën a stable loolu c'est en règle générale. Maintenant suñu jëlee le cas spécifique mburu dafa nekk produit boo xam ne nii mën naa ni saa su ne kër gu nekk suñu yeewoo daanaka dañuy soxla mburu bëri na sax léegi ñoo xam ne nii sax ngoon gi ñu sant Wàdd ak ñu sant Cissé ñoom suba ak ngoon dañ koy lekk des fois sax mi di ñu boole ko ci kon produit la boo xam ne nii c'est un produit hautement social ba tax na lépp loo xam ne nii dafa jëm si mburu dañuy soxal ñu ci doon liggéey aussi en amont dañuy wax ni it mburu moom foog farine waaw xañ na sax farine bi sax moo xaw a yëngal coow li ndax dañu dem ba benn moment prix wu farine yëngatu tuuti boulanger yi tamit yëngal waaye loolu dañ jàpp ni xañ na dañ naan mooy goutte d'eau bi maanaam tuuru ci kaas bi maanaam mooy li feesal kaas ba mu tuuru mooy prix wu farine bi varié mais jafe-jafe yi am ci secteur boulangerie bari na ak xóotin woo xam ne nii que suñ ko càmbarul liggéey ci yaakaar naa ni dañuy reporter toujours problème bi yaakaar naa ni ministère du commerce loolu la ministre bi comprendre ba protocole d'accord bi ñu signé démb au-delà wu ñu xool farine bi liñ ci gën a soxal mooy farine bi problème la waaye nekkul le problème waaw benn la ci problème yi mais jafe-jafe yi dëgg-dëgg nekkul ci farine bi te suñu réglé wul yeneen jafe-jafe yi dañuy continuer di wax farine alors que maanaam day mel ni ku sa biir di metti ngay faj bopp bi metti waaw ngay jël garab bopp bi metti doo wér. yaa ngi wax sànq ne jafe-jafe yi dafa bari mais est-ce que mën nga ñu limal quelques jafe-jafe yoo xamante ne mu ngi ci secteur boulanger yi te à chaque fois ñu leen koy exposer. waaw xam nga bi ñu libéraliser secteur activité économique nit ñu bari dañu ñëw di investir ci secteur boobu lu baax la ndax concurrence su amee dina tax maanaam tijjeeku boobu su amee dina tax concurrence bi gën a yaatu te concurrence bi su amee xëy na dina tax nit ñi gën a góorgóorlu ci wàllu innovation ci wàllu qualité bi pour que gën a mën a absorber le maximum de part de marché te mu nekk it ci prix boo xam ne nii que day nekk ay prix yu ñu optimiser de sorte que consommateur bi mën na ci gis njëriñ loolu mooy en règle générale objectif concurrence li muy viser ci secteur boulangerie ñu gis ni loolu bi mu amee xañ na tijjeeku boobu yaatu na yaatu boo xam ne nii que dem na ba nit ñi dugg ci duggin woo xam ne nii suñ ci taxaw li fu taxaw seetlu
day dem ba day mujj lor secteur bi ndax ni boulangerie yi liggéeyee ni ñu tijjee ko bëri na te bëriwaay boobu day tax ba day dem ba li ñu war a liggéey pour maanaam maintenir équilibre économique dootul am su amul filière mooy am problème filière boulangère filière la boulangerie te bu filière boulangerie su amee jafe-jafe day dem ba day remonter ba ci filière farine alors loolu nag moo tax ñu ni jot na ñu càmbar secteur bi ndax xañ na de jusqu'ici li ñu doon xool mooy prix wu farine mais am na yeneen aspect yoo xam ne ni ko war nañ ko mën a xool donc mooy organisation bi loolu mooy benn ñaareel bi mooy distribution bi tey ni ñu xoolee ni ñuy distribuer mburu au-delà même des aspects liés à l'hygiène ak loolu nga xam ne ni lu am solo la waruñu ko néewantal distribution mburu war nañ ko xoolaat ndax li amoon bu njëkk ba mooy boulangerie bi da doon am ay kiosque am ay véhicule yoo xam ne ñoo jële mburu mi ci oto yi dem yóbbu ko ci kiosque yi ñu koy jaay foofu boulanger bi moo doon def investissement am ci logistique de distribution def investissement ci ki nga xam ne nii sax da koy tegal kiosque ci bopp koñ bi nga xam ne waa koñ bi yépp dañuy dem di jëndi mburu bi loolu commencé am jafe-jafe en 2004 ñu ni état bi jël benn décret 2402 ni nañ fexe arrêté jaay mburu ci boutique bi wala ku ko bëgg a jaay ci boutique bi di nga am ay benn dispositif boo aménagé mais pour accompagner loolu it na boulanger yi def investissement ci ay kiosque alors bi ñu jëlee réglementation j'avoue que it pour accompagner boulanger yi investissement bi mu waroon a àndalit pour que kiosque yi war a am ñu xeex jaay mburu ci boutique bi ñu mën ko jaay foofu ci kiosque bi loolu it dafa doxul ni ñu ko yaakaare woon de sorte que li am problème bi ñu ci mujj am mooy aujourd'hui suñu nee nañ arrêté jaay boutique ci mburu ñun état dañ naan fan la ñuy jaayee mburu fan la consommateur di jënde mburu waaw tey responsabilité état tamit ñu fexe ba consommateur bi di mën a am mburu am na ñu joxe ay yeneen xalaat ni mais pourquoi tey duñu nañ jaay mburu uniquement ci boulangerie ñu ni xañ na loolu mën nañ fa egg mais soo tëbee décréter ko boulangerie dajagul fépp comme dajagul fépp dañuy xool loolu yi nu ñuy mën a fexe ba liggéey ci pousser képp ku soxlaa ci mburu su fekkee boulangerie jege na la nga dem jëndi ko ci boulangerie ndax jëndi ko ci boulangerie dafa am ñaar yu mu mën a régler mooy que problème hygiène bi ndax mburu su fekkee dafa jóge ci boulangerie bi ñu liggéey ko jël ko def ko ci nu mu tuddati si sac bi def ko ci pousse jël ko dem yóbbu ko ci boutiquier bi jël ko jox ko consommateur bi mën nañ nee nañ bi ñu defee étude bi gis nañ maanaam juróomi loxo ba juróom benn loxo yu bokkul yoo xam ne laal mburu bi avant muy egg ci consommateur bi loolu mënu nekk ak hygiène s'ajoute à cela ci biir boutique bi ñu koy jaayee lu ci ëpp condition d'hygiène yi war a ànd ak jaay mburu maanaam mooy nit ki warul di ko parce que am na incompatibilité ak yenn produits yi loolu yëpp dajewul ci biir boutique bi loolu nag pour consommateur bi dem ba am ci éveil de conscience ba gis ni kat mburu bi ñu koy jaay ni ci boutique bi donte ko jege na ko mais xañ na jëndi woon ko fële moo gën ci moom en terme d'hygiène mais aussi mu dolli ci en terme de qualité ñu fexe ba mburu bi ñuy jaay ci boulangerie bi mu nekk mburu boo xam ni su fa consommateur bi demee dina fa fekk qualité ndax tey gis nañ ay boulangerie yoo xam ne nii nit ñi dañ koy rang te pourtant la ñuy jaayee mburu moom la ki ci boutique bi di jaayee mburu mais lu tax nit ñi dinoon di ko rang kon qualité ba moo tax kon qualité boobu lañ bëgg mu ñëw ci mburu bi ñuy jaay ci boulangerie bi te loolu su amee boulanger bi da ciy gagner doublement ndax marge de distribution bi mburu bu ñu jëndee ci boutique rek tey xamal ni boulangerie boo ko defar ñàkk na ci entre 40 francs à 50 francs ci mburu bi jar fanweer su ko jaayee fanweer nga jënd ko ci boutique
xamal ni boulanger ba ko liggéey moom ñaar fukk wala au maximum ñaar fukk ak ñaar la am ci mburu boobu or su fekkee da ko jaay ci boulangerie fanweer su ko jaayee maanaam fanweer yëpp ci moom la jëm maanaam ci dina ci jël ay charge am mais la mu doon joxe dina ko mën a jugal mu mën a dugg ci liggéey mburu bi mu mën ko optimiser en termes de qualité mais également en termes de prix loolu nag moo tax ñu ni gannaaw bi ñu ñaanee meunier yi ndax contexte mondial bi aussi favorable ci blé bi ndax blé dañ koy importer prix blé aussi maanaam c'est des fluctuations des fois mu xaw a nooy des fois mu xaw a yéeg jamono yi jël na niveau boo xam ne nii que niveau bu yéeg la par rapport ak weer yi ci gannaaw ou at yi ci gannaaw alors loolu nag su amee bu ñu ndax it bu ñu transférer le problème lu ñu wëy nañ régler problème bu boulanger yi ci farine bi ba ni que ñii nañ tëj maanaam ñii nañ tijji ñee tëj parce que su fekkee ñële tamit li ñuy jaayee farine mënul tax ñu génn ci finalement ñoom it dañuy cette fois ñu ñoo grève waaye ñoo lay beneen yoon ñoom ñooy grève. mais monsieur Ousmane dañuy seetlu ne dafa mel ni meunier yi ñoom ñoo contrôler marché bi ñooy yokk ñooy wàññi est-ce que yéen a ngi jël ay matukaay pour mën a contrôler loolu. waaw xam nga yokk ak wàññi bi dañ ko am lu ko encadré ci njëlbeen mooy dañoo def sur prix bi ñu ni prix wu farine de dañ ko homologué à 18000 suñ ko homologué à 18000 amul kenn ku ko mën a jaay plus de 18000 sans pour autant que ñu rawaat homologation boobu waaye ci suufu 18000 concurrence mën na fa am te it loolu ñun loolu lañ bëgg ça 18000 mooy mënoo ko weesu. mais jamono yi am na ñu ko weesu nee nañ am nañu jëndee 18200 18000 ba 19000. waaw xam nga suñu nee dañoo homologué un prix tamit yamul comme produit pharmaceutique wala mu mel ni lu mel ni carburant nga xam ne nii que produit bi li muy jar Dakar moom lay jar fu ne moo tax ci homologation da ngay dégg ñu ni prix ex usine maanaam usine ba su fay génn 18000 mënu ko weesu mais bu génnee prix ba 18000 dafa am transport bu ciy dolleeku donc loolu moo xam ne mën a indi variation de prix yooyu mais au niveau usine moom ci farine boulangère bi nga xam ni sax mooy bi ñu homologué ndax aujourd'hui dafa am farine boulangère am farine boo xam ne dañ cee dolli ay améliorant mais farine boulangère bi sax eggul 18000 17500 la ko usine yi jaay maintenant différence de transport mën na ci dolleeku kon loolu précision la bu ñuy apporter mais su loolu weesoo mooy que farine bi li nga koy jaayee fi mu ne nii eggul prix bi nga xam moom lañ koy homologué wala dépassé gu ko tant que dépassé gu ko mënuñu wax ni ñii dañoo jéggi yoon donc loolu mooy benn mi ngi mel ni tey boulanger bi ni man dama bëgg a jaayee mburu lu ëpp fanweer su ko ko doon jaayee xam nga am na ñuy jaayee tey mburu 125 soo demee Touba am mburu am na ñu koy jaayee 125 ne dañ koy kii am na ñu koy jaayee Touba 125 ñun amuñu problème ci loolu mais soo ko bëggee jaayee 155 francs laa ñun la ah yaa ngi jéggi yoon ndax mburu maanaam mënul weesu foofu donc loolu mooy nuance bi ñuy apporter ci prix yi mais l'un dans l'autre fi nga xam ni fa lañ jëm mooy dinañ jéem a xoolaat structure prix wu farine ñu actualiser ko ñu xool ni farine kat lii la war a jar ñëpp xam ko muy benn ñu actualiser aussi prix wu mburu ñu xam ni kat mburu lii la war a jar muy ñaar ñu xool aussi nu ñuy réglementer secteur boulangerie ba nga xam ne nii maanaam lépp loo xam ne gis nañ ni bokkul ci secteur bi tey lu ko yàq la ñu mën ko ci génne ci gàttal daal mën naa ne ñetti points yooyu ci lañ tënk protocole d'accord bi nga xamante ne nii madame le ministre du commerce ñu ne ko démb ak les boulangers gannaaw rencontre boo xam ne ni ko aussi premier ministre dalal na ko boulanger yi wax leen joxe aussi ay orientation te ci ñun orientation yi moom la ministre bi wéyal ba mu jural ñu protocole d'accord boobu démb ñu nit ñu jël le relais en tant que service technique dès mardi la liggéey bi tàmbali ak tous les acteurs ndax 2 mois la ñu jox maanaam délai pour liggéey boobu ñu yembal ko mën ko jébbal autorité yi. mais laataa ñuy commencé grève bi jotoon ngeen am ab daje bu ngeen defoon ak fédération nationale des boulangers mais andi wutoon saafara ndax ci suba sa la ñu démarré seen grève 3 jours yi lan moo bloqué woon ci réunion boobu lan moo taxoon ba déggoowu leen woon. waaw ci réunion boobu ah ñun de jàpp ñu woon ni déggoowuñu ndax bi ñu ñëwee dañ leen a def ay proposition
mën naa ni sax proposition yi ñu am nii yi indi ñu kii moom lañ leen defoon ci bis bopp ñu ni ñi ngi dem consulter seen base nañ leen déglu ndax dañ leen a yónni ñu jógee fa 19h 20h ñun dañuy dem grève ah loolu nag wax dëgg moom. ñoom daal ñoo signalé gauche jàdd droite. ah waaw xam naa ne daal loolu la ñu wax li ma la wax ni moom moo nekk. bu ñu ñëwee par exemple le ministre wax na leen dégg naa problème yi ngeen am te it problème yooyu lu soxal état bi la te ñu bëgg ci ay solution léegi lii ak lii lañ leen proposé mooy d'abord waxtaan ak meunier yi pour ñu am dem vers une baisse du prix de la farine ñaareel ñu encadrer marge distribution bi ñetteel bi ñu réviser structure prix bi même 4e format bi ñu wax dañ ko bëgg ndax ñoom nee nañ dañoo bëgg ñu may leen ñu def 4e format 4e format boobu it xam naa dinaa ci taxaw tuuti ndax pour boulanger bi am na njariñ pour moom 4e format bi 4e format mooy mburu boo xam ne ni poids bi day gën a diis mais ñu mën ko jaayee 200 francs am na njariñ ci boulanger bi ndax boulanger su liggéeyee tey mburu buy jar 250 ak buy jar fanweer ci yenn éléments yi c'est la même charge fixe li muy lakk ci carburant benn la li muy lakk ci électricité benn la donc comment dire kii de travail bi muy utiliser lu ci bëri benn la te dina ko gën a mën a taxit maanaam mburu bi muy liggéey mu gën a diis boo xam ne nii que dina tax maanaam perte yi du bëri ndax mburu bu oyof en général soo ko joxee day conservation du yàgg soo ko defee le matin balaa 13h mu commencé wow donc day daal di nekk retour te retour boobu perte lay nekk ci boulanger bi alors que su fekkee dafa gën a diis mën na dem ba suba gannaaw suba donc loolu mën na nekk njariñ ci boulanger bi mais mën na nekk njariñ aussi si consommateur bi mais ñun dañu leen njort ni te loolu nekkul lu bees association consommateur yi aussi moo nekk seen position dégg nañ leen ci te it position la boo xam ne aussi xel mën na ko nangu ñoom dañ ni comme boulanger yi li ci ëpp benn format la ñuy defar suñu defee ouverture boobu xañ na boulanger bi liggéey uniquement format boobu bàyyi beneen format bi te su boobaa day ñëw imposer consommateur bi mburu boo xam ne day jar 200 francs te xañ na consommateur yëpp mënuñu am mburu jar 200 loolu mooy benn beneen bi ñu ni ñoom poids bi ñuy wax dañ koy kii duñ ko respecté loolu consommateur yi wax ñun ministère du commerce nga xam ne aussi dañuy tëdd njaaxaanaay dañuy bëgg aussi kenn ku nekk ñu déglu la xoolit loo xam ne ni proposition boo xam ne xañ na mën na am sens ñu ni leen ñun li ñu leen proposé mooy format boobu ñu envisager ko ñu xalaat ne war nañ ko mën a dugal mais suñ koy dugal nañ ko encadrer nañ jël format bi ñu ne dañ koy jaay uniquement dans la boulangerie nga xam ne ni consommateur bi su dikkee ci boulangerie bi dina fa fekk format boobu dina fa fekk bi jar 150 dina fekk bi jar 100 francs bi jar 50 les consommateurs bu gisee ni format bii kat moom moo ko ëppal njëriñ par rapport ak format bi mu doon jënd te jaral na ko mu jënd format boobu à la place de bi doon jar 150 ñu bàyyi consommateur bi def son choix ñu bàyyi boulanger bi possibilité mu may maanaam mu offrir loolu au consommateur maintenant loolu su amee ñu daw ab diir ñu xool période bi nga xam ne ñoo ciy bokk d'accord suñu période boobu jàllee ñu évaluer su boobaa consommateur bi mën na ni ah neexul ba neexul kat mais mburu bii nii man ci laa gën a gis sama bopp xam nga su boobaa su fekkee consommateur yi ñoom am nañ ci ay garantie mais suñ ko waree yaatal ñu yaatal ko donc ñun proposition boobu lañ ñëw mais du ñun ministère du commerce mooy décider ci wàllu mburu parce que ci wàllu mburu les prix homologués dafa am lu ñu tuddee le conseil national de la consommation conseil bi lépp proposition bu mën di ko am dafa am comité technique bu ci liggéey donc ñu càmbar ko xoolaat ba ni lii la ñuy jébbal le conseil national conseil bi nag mooy entériné léegi comité boobu ñun war nañ ci commencer suñu liggéey dès la semaine prochaine. mais tey jii nii seen ndaje boobu lan ngeen teg ci loxo boulanger yi ba tax ñu bàyyi seen grève bi. waaw li ñu ci teg ñett la benn mooy déjà am nañ lu ñu fell ci prix wu farine. mooy li jógee 17 500 ngeen ko 16 800. waaw 700 francs par sac xañ na suñu waxee 700 francs par sac nit ñi mën nañ jàpp ni que loolu du dara mais suñ ko xaymaa ci maanaam alal weer wu nekk c'est 600 millions waaw kon xam nga ni loolu alal ju bari la alors loolu dañ ni it su fekkee dañ ko jëlee ci prix wu farine
dañ ko warul nekk rek loo xam ne nii que dafa war a naax saay daf ñu war a indiwaatal ci benn climat bu apaisé boo xam ne ci la ñuy liggéey mais li ñuy liggéey mooy jéem a encadrer les marges parce que marge yi xañ na waxuma ko mais problème la ndax bu njëkk ba boulanger bi comme ni ma waxoon dafa amoon logistique de distribution léegi logistique boobu dafa dem jox place ay pousse-pousse yoo xam ne ñooy ñëw di jël mburu bi pousse-pousse su ñëwee si boulangerie bi danaan la man sa mburu da nga ma koy joxe maanaam da nga may jox marge 25 maanaam man ak boutiquier bi loolu la tàmbalee woon bu njëkk ba bi ñuy concurrence suñu biir seen biir ñoom boulanger bu nekk bëgg ku ko jaayal mburu gën a bëri kii ni man de soo ma jaayal mën naa la jox 30 francs xam nga kon pousse-pousse boobu bàyyi fa kii jaay kii dem jaayal kële keneen ki gis ni kii mi ngi kii mu ne ko sëñ bi man de soo ma jaayal mën naa la jox 35 kii ni soo ma jaayal mën naa la jox 40 fi mu ne nii daanaka marge bi moyenne bi c'est entre 35 à 40 francs 35 à 40 francs boobu boulanger bi lakk mburum def investissement amu ko ci mburu bi léegi ñuy leen ñun mën nañ jël une mesure réglementaire pour nous dire que marge yooyu dootul weesooti fii waaw loolu ñoom ñu ni loolu kat mën na nekk ndimbal si ñoom ñaareel ba ñu ni leen format boobu ngeen wax ni format supérieur parce que format supérieur boobu xañ na peut-être Dakar ñooy wax 250 grammes bu war a jër autour de 200 francs wala lu ay un peu plus de 250 grammes war a jër 200 francs format boobu ñun am nañ ci xalaat consommateurs yi am nañ ci xalaat mais nañ xool nañ examiner les modalités d'homologation de ce nouveau format moom mooy comité technique bi ñu war a xoolee loolu. troisième élément bi ñu ni nañ xool révision prix wu mburu parce que ñoom dañoo jàpp ni structure prix bi dañ ko war a xoolaat ñu ngi leen amul problème mën nañ ko xool mais structure prix tamit suñ koy xool poste la par poste da nga naan lii kat man carburant wàññeeku na léegi nañ changer prix carburant lii kat am na lu ñu ci dugaloon doon naa lakk temps de pain laay lakk nañ ko changer ñu ni wat kat man dama doon fay loyer lii la lekk lii la nekk mais loolu nag nekkul dañuy tëb rek nekk ay wax nii lépp lu ciy changer dañ koy documenter lu ñu wax ni war na changer suñu nee tel poste war na changer ñu ngi leen kon jàpp ngeen war na changer yéen éléments yi ngeen ci am jox leen ñu ko ñu xool sa éléments yi su dikkee ñu xool méngoo ndax méngoo na ak li am wala ndax méngoowul ak li am mais du da ngay tëb rek da nga koy wax maintenant nag loolu c'est un processus suñ ko commencé nañ càmbar lépp suñ ko càmbaree ba mu jeex résultat bi génne ñu jël autorité ne résultat bi lii la génne mais ñun ba ñu càmbar bi. kon daal wàññi bi mën nañ jàpp ne prix fixe la wala da ngeen di def ay études en attendant. mooy wàññi bi ngeen wàññi 16800 yi prix fixe la prix boobu lañ koy wal di jaayee wala mën na changer. c'est pour une durée de 2 mois loolu la ñu wax mais ci 2 mois yooyu dañuy liggéey pour xool fan la problème bi nekk ci structure prix bi ndax. farine li muy jar nii ndax loolu la war a jar benn ñaar mburu li ñu koy jaayee ndax loolu lañ ko war a jaayee ñaar ñetteel bi aussi mooy rek ñu réglementer aussi secteur bi ndax tant que réglementer wuñu secteur bi tamit jafe-jafe yi dafay continuer di ñëw. mais économiquement ban impact la grève boulanger yi am fii Sénégal. xañ na xayma ko dina xaw a jafe ndax mais pour vous donner un exemple. nit ñi daal ñi ngi wax ni que ñoom chaque jour dañuy lakk lu tolloog 7 à 8 millions de pain 7 à 8 millions de pain su fekkee même grève bi maanaam même su ci laaloon 10% it am na lu mu laal si économie parce que chiffre d'affaires bu am solo la alors ña ci doon liggéey tamit jour boobu ñu taxaw liggéey ñu tamit am na lu muy il faut mu am ay ay effets collatéraux maanaam du yem ci boulanger bi rek mais dina dem ci doon liggéey dem ci ki doon jënd mburu di si jaay ndambe wala ay sauce ak yooyu te kooku amul mburu dafay affecté sa liir naaj presse bi ñu ne am na ay dëkk yoo xam ne ni dem nañ bay jaay ay mburoog lu muy àndal yoolu siise yi bëgg lool ñu koy jaay ay 500 francs alors que doon ko jaay loolu pour vous dire que économie tout est lié su amee benn kii boo xam ne dafa am lu mu doon àndal su amee jafe-jafe rek jafe-jafe yi dafay dafay law du moins di law ba egg ci secteur yooyu. tey wàññi bi ngeen wàññi concerné na farine améliorée bi mbala ci farine boulanger bi rek la yam. farine boulangère la yam mais farine améliorée ñun lu ñu bëgg sax mooy li ñuy liggéey mooy ñu arrêté ko waaw mais loolu processus la. farine améliorée bi. farine améliorée bi ñun loolu lañ bëgg ay. lu tax ngeen bëgg ko. ndax day indi ay
ay waroo ndax luñ doon defal boulanger yi pour mu jàpp da leen di dimbali ndax ku nekk daan jënd améliorant fële kii ñu jël ko def ko ci boulangerie bi nga xam ne su ko amee dootu utiliser améliorant donc loolu lañ ci jublu woon mais comme problème mu prix yi mi ngi indaale ay jafe-jafe ñun li ñu xalaat ministère du commerce mooy à terme ñu arrêté farine boobu ñuy def farine boulangère comme ça prix bi leer ci ñëpp. léegi bés bi ngeen def noonu est-ce que dina am répercussion ci poids mburu bi wala ci dina am répercussion. non en fait pour le moment poids wu mburu moom changé guñ ci dara moo tax ma ni la ñu ngi liggéey si xool structure prix bi donc baisse boobu c'est juste pour maanaam apaiser situation bi ñu càmbar affaire bi mais pour le moment amul xawlaguñu ban impact la mën a am si poids wu mburu bi ou bien aussi si prix bi. mais est-ce que jamono yi ñu nekk nii yéen a ngi liggéey pour genre de situation yi bañ a amati à l'avenir pour consommateurs yi ñu mën leen a épargner ay journées sans paix. waaw loolu day wax dëgg ci la ñuy xëy chaque jour mais marché nag moo mel noonu soxna si waaw ndax acteurs économiques yi seen intérêt du bokk des fois mu am fluctuation ci prix bu benn produit ba nga xam ne nii que day créer des équilibres mais li ci am solo mooy soo xoolee depuis 2014 ñu homologué ko ak léegi yaakaar naa mi ngi nekk pratiquement juróomi at je pense que néew na loo dégg grève boulanger kon xañ na am na lu ñu liggéeyoon ba mu créer stabilité boobu su fekkee nag ay jafe-jafe dafa amit ñun lecture bi ñu ciy am mooy war nañ jël recul. waaw Ousmane Mbaye ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax di rafetlu itam dalal bi nga xamante ne dalal nga ñu ko fii ci say locaux waaw mbokk internet yi lañ leen andiloon seen rubrique invité de la semaine ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje beneen semaine ak beneen invité ñu waxtaanee ci beneen domaine.